li ñuy commencer mooy d'abord di féliciter les ressortissants gandiolais yi nekk Dakar si initiative yi nga xamante ni jël nañu ko comme ni ñu koy wax rek il n'est jamais trop tard pour bien faire li ñuy def d'abord mooy ñaanal leen yàlla lii ñu yéene si Gandiol ba tax ñu woote journée de réflexion boobu yàlla def si xéewal gu ëpp seen njort. man la Lamine Cissé nekk conseil municipal fii si Ndiébène Gandiol di waxtaan di lancer appel di ko waxal waa Gandiol gépp fii nga xamante ni mooy Ndiébène Gandiol ñu jëkk ci côté pilote bar gi nga xamante ni fi la bël bi nekk bël bi ku nekk gis na yàqu-yàqu bi nga xamante ni moom la def ci dëkk bi ti waa Ndiébène Gandiol gépp bokk loolu mu di lu leen tiis lu leen naqadi boobu ba léegi noo ngi taxaw di ci yaakaar ak di ci séentu ñu leen ko fajal mooy fii yëpp nga xamante ni kër yi bu ñu tëddee guddi du ñu nelaw ndax gouvernement bi andi woon na fi benn chantier pour ñu liggéey ko mais première étape bi waaye parce que leen fi liggéeyoon yëpp dafa yàquwaat zéro la dikk te noo ngi ni dégg rek nu nuy xaar te nun li nu gënal mooy nu ñëw liggéeyal nu dëkk bi ñaareel bi mooy dëkk bi dafa am lu nga xamante ne daf ko ñàkk mooy sécurité ndax amuñu yoon yu baax à part route nationale bi nga xamante ne mooy goudron bi bépp tali ci Gandiol ak foo mën a dugg foo mën a jaar lépp li nga xamante ni moo am 29 villages yi amul yoon bu baax am na si dëkk yi nga xamante ni noonu nu amee problème mu ay ndox te dëkk bi tamit li nga xamante ni mooy wàllu lampa yi nga xamante ni mooy première sécurité nga xamante ni kuy génn guddi mooy sa sécurité ku tëdd di nelaw guddi loolu mooy sa sécurité Gandiol parce que lampa yi li si ëpp yëpp bu dee téeméeri lampa yi juróom-ñeent fukk yëpp yàqu nanu te boobu ba léegi gisuñu ku nga xamante ni moo taxaw pour jàppale nu si maire bi nga xamante ni nag mooy sunu maire dëkk bi nga xamante ni ñun ñëpp ay conseil municipal nañ di ci liggéey noo ngi sàkku bu fekkee ni ñoom mën nu ko liggéey nanu dem si gouvernement bi nga xamante ni moom nanu yaakaar nu jàppale Gandiol parce que Gandiol li nga xamante ni moom la gouvernement bi soxla lépp lu mu soxla mi ngi koy am ci biir Gandiol bu wootee nu wuy si ko bu nu woteelee nu woteel ko waaye nag nun waa Ndiébène Gandiol li nga xamante ne mooy sunu soxla ba tey gisaguñu sunu bopp te nun sunu carte yi moom nanu am pour gis si sunu bopp boobu ba léegi noo ngi taxaw di seetlu waaye ba léegi dafa mel ni que gouvernement bi daf nu wan gannaaw te dañu bëgg nag mu jox nu kanam comme ni mu joxe kanam yeneen villes yi di leen liggéey yàqu-yàqu bi bare na ndax fii dëkk bi jigéen ñi liggéeyatunu amul benn financement bu nga xamante ni dugg na fi ci jigéen ñi pour nu liggéey jigéen ñi amuñu place yu nga xamante ni bu leen joxe financement yooyu moom noonu taxaw pour liggéey ay siin ak yooyu bon fii si nga xamante ni mooy Ndiébène Gandiol bare na lu nga xamante ni perte nañ ko ñàkk nañ ko ci gouvernement bi daf fi dugalul loxoom te noo ngee sàkku nag gouvernement bi. di nuyu di leen sant di leen kontaan ci ñëw bu ngeen fi ñëw yéen waa association bu Gandiol laaj suñu jafe-jafe yi bare na jafe-jafe yi premièrement sama naataango bi génn ñaaka maar laal na ci waaye nag am na lu des wàllu jiw wi ñu doon jox léeg-léeg ñu jox jiw woo xam ne baaxul ci maraîchage bi jiw yu baaxul léeg-léeg ñu jox jiw woo xam ne baaxul daaw jéeg def nañ ko ren def nañ ko ku ci mel ASP ku ci dëgg sa dëgg jiw wi war nañu jàppale ci jiw wi. deuxièmement li nga xam ne mooy deuxième jafe-jafe yi béykat yi war nañu am yoon yoo xam ne daañu dugg dem ci biir tool yi daañu dugg dem ci tool yi bay mën a génne bagage bi ndax diggante Ndar ak Potou diggante Gandiol ak Potou li fi ñor ci carotte navet su pomme pomme de terre pataas bari na marché baa ngi fees del bari na ti li ngay génne ay jafe-jafe la parce que amul ay yoon yoo xam ni yoon secondaire yoo xam ni war na jógee ci kaw dog ci tali bi ci biir tool yi dañuy sotti tali bi loolu nekk na jafe-jafe boo xam ne bii ñoo ngi ñaan gouvernement bi ñu jàppale ci ay yoon yoo secondaire yoo xam ne yi daañu mën di génne bagage bi mu mën di jàll si fi. deuxièmement
wàllu am na jafe-jafe courant bi am nañ courant am na dëkk yu am courant waaye am dëkk yu am yoo xam ne dese na amuñu courant yu amul courant dëkk yoo xam ne amaguñu courant lu ci mel na Taare Bande amagul courant lu ci mel na Ndëggu amagul courant ci Ñoor amagul courant biir déegu ñee am la fu des dëkk yi ci kaw it am yoo xam ne war nañ am courant ba eggul fa ñu gaa am nañu courant waaye ñooñu amaguñu courant ndox mi it sama naata wax la ci ndox mi waaye ndox mi jafe-jafe bu rëy la foofu it war nañ ci jàppale bu baax a baax noo ngi ñaan gouvernement bi it mu def ci loxaam parce que loo xam ne nii lu ma juróom-benn weer juróom-ñaari weer nga amee robinet bi du xel guddi du xel bëccëg boobu ñu jënd benn bidon fanweeri dërëm waaw benn bidon ndox fanweeri dërëm benn bidon ndox ñaar fukki dërëm ak juróom bu bëgg ci añ reer ndékki ak sa fóota sangu kooku defe naa jafe-jafe la woo naa keroog waa SD bu Dakar ba expliqué leen man leen léegi ñun sonn nañ ñu jàppale nañu jàppale ci ndox parce que ndox bi jafe-jafe metti na nañu ñu jàppale ci ndox bi nit mënu dundati naanul wax dëgg yàlla nit mënu dundati naanul ndox mi fi ñoo jënd ndox bi sore na bidon fanweer ñu koy rang robinet yi taxaw nii waxoon nañu ñu château d'eau bii nekk Méridien su paree ndox mi dana dem sare bi yem ndox mu neex la bidon bu ne fanweer lañ ko jëlee ci fi koy jëlee ak fii ci dëkk bi dem na ci 7 kilomètres kon yaakaar naa ni jafe-jafe am na fi robinet mënu taxaw du guddi du bëccëg du suba du ngoon doo gis ndox mu ci génn ci ñu bëgg après ñu naan facture loolu ñun jaaxal nañu fii dëkk bi amuñu benn xootu ndox Gandiol moom lañu jàppale château d'eau bi ñu waxoon ni bu paree château d'eau bi pare na moo nekk Méridien pare na waxoon na ni bu paree dana ñëw Gandiol waaye booba léegi gisuñu dara saret yaa ngi nii jigéen ñi dañoo yanu jël ay saret di wuti ndox ngir ndox mu naan rek. tabaski daaw ba ren gisuñu ndox déggul ndox loolu daal ñu jàppale gouvernement bi nanu gestu ñun day dee nanu dama nanu sonn nanu bëgguñu dem nag di manifester ñu naan ñu nga manifester ñu nga def nii dañoo wax ñu dégg bu ñu teelee ba teelee nag du soog a xam dañoo def wasalaam. mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di kontaan ci association Gandiol bi ñëw fii tey seet si nu fii ci suñu ay jafe-jafe yi deuxièmement noo ci wàllu mbay mi gis nga soble bi nii génn na ñor na rafet na tubaar fa kàlla waaye kenn mënu ko jaay amul benn prix ba gën a rëy 125 xam ngeen loolu wax dëgg yàlla soble mel nii sa dëgg te soble bii mooy Orion bii mën a toog juróom-benn weer kooku mën nañu ko stocké juróom-benn weer du yàqu kon yaakaar naa mën a génn réew mi mën a dem ci yeneen réew nañu ñu jàppale mbay mi Sénégal bi mbay mi nga xam ne soble bi mënatul Sénégal mënatu ko lekk rek nañu jàppale mu génn mu dem beneen bitim réew loolu la ñaan gouvernement bi nañu jàppale xam ne bay lu mën juróom-benn weer mu ñor nii mënoo ko jaay nga stocké ni tool yaa ngi nii ñor nañu ñu ngi commencé génn ñu ngi stocké jaaxle moo tax ñu teg ko nii jaaxle toog xamaguñ fi ñu koy jaayee xamaguñ ko fa jaayee benn borom kër boo xam ne dafa leba bay mënatu sax bu ñëwatu génn ci mbedd yi su jàkka ji noddee yow ñëwoo dem ci jàkka ja nga fay tase ñu la yoreel bor xam da nga mujj julli sa buntu néeg neexatul nga ñorale mënoo ko jaay neexul nañu dimbali arrêté nañu dëggal arrêtement bi waaye soble bi nañ ko organiser Sénégal gépp bay soble Sénégal gépp ñooy bay soble comme ñëpp ay bay soble nag il soble bi mënuñu yem ci Sénégal rek mënuñu ko lekk il faut mu génn réew Côte d'Ivoire Mali Guinée fii ba Nigéria nañu jàppale gouvernement bi ubbi bunte yi soble bi mën fa dem ñi koy bay ñu mën ci jariñu deuxièmement am na ay jiw yu bon ñiy jaay gariñ yi nañoo seet gariñ yi ñoo jaay nit ñi ñii jënd baykat yi jànguñu français xamuñu dara soo leen daan jaay jiw da nga leen di xamal ne jiw wi heure sangam la waxtu sangam la date nangam la foofu lay man baax waaye ñu jaay la jiw fekk jiw wi du heure am nga wax ko di noppee nga jaay ko mu dem ji fekk jiw wi baaxul kooku jafe-jafe la métti loolu daa mën laa amal lu ci dox ba salaam waaw. croisement Tassinère bu mu bàyyi ko croisement Tassinère jaar Mumbaay jaar Déggu Ñay jaar Laxaraar continuer jaar Mbaaw dem Mboyeen dem ba Gabaar Taari Diop continuer dem ba Pout yoon waa ngi nii gis ngeen yoon wi baaxul tey bu tawee su tawee yoon wi oto yi duñ mën a jàll bagage bi ngeen gis muy soble bi yëpp bu tawal bi tooyee tey benn oto du mën fi jaar fii jàll ndax kii banque la ban rek la wax leen nag nee nañ nag ñu ngi koy natt pour mu ñu ko doon nekk mais fi nekk ñun sonn na bagage bi nga xam mi ngi génn ren bagage bi tubaarfakala la bare na am na tubaarfakala waaye yoon wi baaxul dañu jàppale ci yoon wi yoon baa ngi nii baaxul fenn
fépp oto mag bu fi jaar tey da ngay daal di tàmbali ngiroo wax dëgg yàlla fa dëgg-dëgg noo ngi ñaan gouvernement bi nanu gestu Macky Sall noo ngi la ñaan nag gestu ndax tëli moom gouvernement moo ko mën a defar nanu gestu ci tëli bi jàmbaar la mu ngi ñuy jàppale bu baax a baax waaye nag fi mu dese mooy affaire yu yoon wi moom nañu jàppale yoon wi ak daal mbay mi ak napp gi ak càmm gi sàcc yi ñu ngi jeexal suñu jur yi mënatoo yeew nag mënatoo yeew bëy mënatoo yeew xar mënatoo yeew dara même machine tool yi am na benn ponkal boo xam ne ma ngi toll sama benn doomu yaay bu ñu naan Amady Ba ci déggu ñay machine yi dafa gàddu machine di dimanteer nañu ñu dimbali li lay Rasuul nañu ñu dimbali sàcc yi gouvernement bi ni ci bidon bi parce que sare bi mu ngi fi indi fanweeri dërëm yaa ngi koy jënd ñaar fukk yaa ngi koy jël ca Mboyeen dëkk bi naan Mboyeen ci Louga la fa la koy jëndee bu ko fa jëndee ñaar fukk nga fay sare bi fukki dërëm muy fanweer lay ñëwee fii ci déggu ñëy nañu ñu dimbali sonal nañu jigéen ñi dee nañu lañu jàppale ci ndox mi dañu jàppale wasalaam. ñoo ngi leen di nuyu ba tey fii ci poste santé bu déggu ñëy poste bi nag dëkk yi ko ëmb bari na trop la commencé muy guy reen géej gi Mumbaay déggu ñëy Laxraar Njili Mbaaw taare band ndëggu gabaar nday dëkk yi ko ëmb bari na parce que mat na fanweeri dëkk yooyu yëpp presque fii la ñu fajoo te nag am nañu ay manquement yi war nañu am ambulance boo xam ne bii mënuñu jàppale ndax toujours dafa am malade urgent fii waa parc bi ñoom ñoo ubbi fii ñoo jox docteur bi Dakar lañ jógee ñu affecté fii moo yore poste santé bi wax dëgg yàlla am na it benn matériel bu fi nekk waaye nag bëgg nañu it ñu jàppale ci garab yi léeg-léeg ñu manqué garab it war nañu jàppale léeg-léeg association yi yéen ngeen di gestu ñu jàppale ci garab yi ndax fii malaat yi fa tabaarakàlla Tasineer daf na xaw sore dëkk yi nga xam ne ba nga bokk ca Ceween ba taare ba Tasineer dem na ci presque 20 kilomètres kon nag boo nekkee malade nga bëgg a waaxu day metti moo tax poste bi fii mu nekk day jàppale côté yi nga xam ni ñoo gën a sore ci biir commune bu Gandiol dëgg la poste santé moom amul frontière fu ne la ñu bàyyi ko ñu ngi bàyyi ko boor leew na fu ngi bàyyi ko fu nekk di ñëw di faju fii kon nag dañu bëgg gouvernement bi it nañu jàppale gestu nu ñu wutal fi benn ambulance boo xam ne dañu fii ci poste santé bu dégg ña bi nga xam ne bii dana nekk loo xam ne bii dana nekk ndimbal goo xam ne gii mën jàppale dëkk bi baax a baax loolu moom lu ñu soxla la donc ñaan daal gouvernement bi waaw. dolli garab yi moom nañu jàppale ci garab yëpp nañu jàppale ci garab waaw garab yi nañu jàppale ci garab waaw. docteur bi dafa voyagé nag dafa demoon Tamba ak démb dafa demoon Tamba waaw voilà. comme ni nga ko waxee nag si wàllu brèche bi xam nga en 2003 ndox nawet dafa bare woon at moomu bi ñu demee aussi au niveau du barrage de Diama ñu gis ni ndox bi dugg si dafa bare il fallait obligatoirement ñuy def ay lâcher d'eau bi ñu defee lâcher d'eau yooyu Ndar mujj fees ak ndox puisque bi ñu mesuré ba gis ni code d'alerte bi ñoo ngi kiy waaj a atteindre 1,80 m la bi ñu gisee ni àgg na 1,75 m la ñu Ibrahima Diop bi nga xamante ni moo jiite woon service hydraulique bu Saint-Louis avertir état bi ni leen il faut que ñu jël mesure immédiatement sinon ndax Ndar dana inondé wu. Et si la ñu décidé dans la nuit du 3 au 4 octobre 2003 ni nañu creuser brèche bi au départ c'était 4 mètres mais tey def na lu ëpp 6 kilomètres ñun waa Gandiol nag ñu am si ay problème puisque problème yi si am mooy bu fekkoonte ni ñoom defoon nañu suffisamment d'études daañu mën a calculer ay mesures d'accompagnement ndax xamoon na ni situation bii mooy am tey si Gandiol et bi ñu si toppee mobiliser population yi mobiliser télévision yi président de la République mujj nañu dégg et solution ñoom yi ñu amoon ñett la woon mooy lii ñu def muy engrossement par du sable maanaam jéem a imiter nature bi sotti si fi suuf ba nga xamante ni jàppal nañu ñoom ni loolu dina téye ndox mi. beneen mesure bi moo doon pose géotube mais loolu c'est beaucoup plus compliqué et ça coûte cher mais solution bi nga xamante ni ñoom xamoon na ni loolu moo gën mooy enrochement bi maanaam tegoon fi ay xeer yu rëy loolu moo doon solution bi nga xamante ni moo gënoon mais gis na ni loolu aussi ça coûtait cher et il fallait une mesure d'urgence comme nag
suuf bi moom wuti wuñu ko fenn lu dul sur place leen ko doon jëlee ñu gis ne solution boobu moo gën a yomb mais xam na ni lii ñu def nii mënul weesu résistance su 1 an maximum 1 an lay def ndegam dana ko def ragal na ni uul yii di ñëw bu accès mën na créer waat ay problème puisque comme ni ko mool yi waxee bël bi fépp fu mu romb da koy sëkk fépp fu nga xamante ni accès gu si aussi daf koy sëkk mais fu mu fi accès rek indi ay problème donc ñun ba léegi daal wax nañu état bi ne gis nañu lu ñu def mais teewul ñoo ngi continuer tiit puisque ragal nañu bël bi bu demee tey ba tollu directement si ak pilote wala mu tolloog ay tasneer dina indi ay problème mais demandé woon nañu ba am benn zone de recasement bu nga xamante ni bu bël bi ñëwee bay tollu ak ñun di ñu sonal bu nu état bi jàppalee aménagé ko am nañu fi 25 hectares yu nga xamante ni bu fekkente ni looloo fi sës ñu mën fa yóbbu population yi donc si wàllu brèche bi daal jafe-jafe bu mag la fépp fu doomu Gandiol nekk muy biir Sénégal wala si diaspora bi war nañu fexe nu ñu continuer mobiliser population bi pour état bi gën lu jàppale. nu yokk si lu ñu doon wax rek ci wàllu maanaam ci dëkk bi jigéen ñaa ngi nii même buñ leen joxee financement amuñu fu ñu ko teg pour liggéeyee ndaxte ki lay jox financement tamit foog mu dem ba xool fi ngay dugal ndax di nga ci génn wala doo ci génn jigéen ñaa ngi ni amuñu siin gu ñu liggéeyee parce que boo gisee dëkk bi lu war a mat juróom-ñetti place wala juróom-ñeent fu si nekk jigéen ñi noo ngi nekk si ay terrain yu nga xamante ne ay terrain jàmbur la ñenn ñi nekkul si terrain jàmbur noo ngi seen taatu kër yi kër yaa ngi nii xam nga ni taatu kër kenn du si def siin xam nga loolu jaaduwul rafetul tegginuwul te tamit ñaaw na jigéen ñi booru kër yëpp yàqu na ndax amuñu fu nu liggéey te àll baa ngi nii war na nu man jox 4 hectares nu aménagé ko liggéey ko tegal ko jigéen ñi ndax am na ñu nga xamante ni noo ngi ngàbb seen xaalis ni dañu bëgg a dimbali dëkk bi projet boobu man maa ci ànd jigéen ñi nu dox ko ba projet bi sotti waaye boobu ba léegi pour nu jox nu terrain yu nga xamante ni moom la ñu war a defar siinu pilote pour jigéen ñi liggéey si boobu ba léegi amagun ko topp nañu nag daw nañu gauche daw nañu droite léegi nag tàllal nañu sunu loxo di ñaan nu mu gën a gaawe yàkkamti nañ ko pour jigéen ñi man jot seen financement man liggéey si fu nga xamante ni moom la ko gouvernement bi gën a bëggee mooy wàllu siin te nu jóge ci taatu kër yi nga xamante ni moom na noo liggéey ndax bëgg dëgg na yàlla waxuma la fi noo liggéey sax waaye biir kër yi sax yàqu na léegi ndax saxaaru jën yi ak xetu jën yi gan gu fi ñëw doo ko mën réserver sa biir kër ndax vraiment ñëpp a sonnoon noonu daal lu ma ci nan nu dimbali daal nan nu dimbali ba tamit côté boobu tamit noo ngi see sàkku ndimbal nu dimbali nu si wasalaam. yow Pape Sarr ñoo ngi laa nuyu sa tur ak sa sant di la dalal jàmm di wax si turu Gandiol ñun ñii ñu di association bu bokk ci Gandiol gi dëkk ci Gandiol juddoo fi yaroo fi màgge fi waaye nag ñu féete si wàllu mool gi liggéey jën lañu xam waaye gisatuñu gaal yi dem nañu ñii nga Casamance ñii nga Mauritanie ñii ñoo ngi Dakar ñii nga Yoof fu nekk waaye nga fa bay sa bopp jën wi noo liggéey nii Ndar laa jóge ñu indi ko fii Gandiol transporté ka Ndar indi ko Gandiol liggéeyaat ko jëlee ko fi yóbbu ko Potou ba Kébémer door dellu si waat fii liggéey bi metti lool si ñun ndaxte dañu am jafe-jafe bi mooy manque de transport ndax yooyu yëpp xaalis la laaj ci dese nañu am xaalis ndax gisatuñu lu nu liggéey fii lañ ko waroon liggéey sunu mool yaa ngi fi woon gisatuñu leen amuñu siin gu nu liggéey kër gu nu defar tey di fa defar bay borom soxla ko ñëw tabax ka nu randuwaat ca ba ca des ku nu bëgg a dimbali pour defaral nu siin ak lampa doo am foo nu dimbalee defaral nu ko ndax amuñu pàkk bu nga xam ne noo ko moomal suñu bopp si àll bi rek la noo fanaan nii di fi liggéey te tey bu nu amoon siin am fa lan faa liggéey daf noo jëlal jër gardien lu siin nga sore mu di nu gardeel suñuy matériel waaye fii nii dañu fi nekkandi rek nii fi la noo nekk ay yenn saa yu minuit saa yu neer saa nga toog ba nu julli fajar si àll bu lëndëm torsaa la faa wéttali amuñu tooj gu ñu weere
amuñu paan yu nu raxase te gis nga ndab yaa ngi nii yi nga filmé yëpp ni ay bool la ay mbalka yi noonu la xëy jën amuñu ko ku nu ci dimbali danoo jël àll bon daan dem di liggéey suppame carotte ak nawe géej ga jël nag nun fii nu tëdd bu nu tëddee bu guddi jotee danoo yaakaar ne biir du nu sete boo tëddee ci suuf doo nelaw ndax riirum géej il faut nga toog ca lal yu kawee door a mën nelaw sonn nañu lool xëy na nag coono gi am na ñu ko yëgul waaye ñun ñoo ngi koy jooy fu nu man ku nu mën ci loonu mën dimbalee rek bëgg nañu ñun bëgg nañu paaka bëgg nañu paan bëgg nañu tóoj bëgg nañu bërigo yi du kaa bëxale ndaxte bëriga lañ kaa bëxale danoo dagg bërigo bi si digg bi jënd ko juróomi téeméer sa Kébémer indi di ko bëxale bu nu amee wala déwoon mu bët bu nu amoon leneen lu ko gën piir itam moo nu gën a ndax armiñong bee gën dëgër waaye amuñu njëgam armiñong bi mën nga si toggal lu mat juróomi at juróom benn waaye amuñu njëgam lii rek la noo fartaatu ci lii bala nu kaa am dem ndar bu nu demul ndar noo nga suñu kawlal ya tëdd ti gor nag mënu bis bu xëyee rek tëdd ndax yëngu-yëngu moo am fépp li nu man nag ñoo ngi si masawu coono ci coono bi ngeen ñëw di seet suñu jafe-jafe yal na leen yàlla jàppalee lu ngeen nu si jàppalee waaw. noo ngi leen di ñaan bu baax ku nu jàppale dimbali waaw noo ngi sa gannaaw yow yaa ñëw bay si nun noo ngi sa gannaaw nga jàppale nu bu baax wasalaam. léegi ñu di ma wax collègue pilote bar présidentu GIE tefes gi ñun boobu ba léegi ñoo ngi yëngu si wàllu transformatrice produit halieutique bi booba ba léegi nag wax dëgg ñoo ngi taxalaat di liggéeyal sanu bopp di dajale sanu ay natt di si góorgóorloo liggéey si affaire jën wi booba ba léegi nag amuñu benn moyen am nañu ay jafe-jafe yoo xam ne amuñu ay bàcc yu nu liggéeyee jën amuñu ay fuur amuñu ay marmite yu noo liggéeyee keccax yi amuñu dara daal lu fi mënti nekk daal noo ko taxaleel sanu bopp wax dëgg noo ñaan nag ñi nga xam ne ñoo fi toogal affaire pêche bi la ko doore si Njiling Baaw ba Kër Bernard nu dimbali nu jàppale nu si ay matériels yoo xam ne war nañu si mën di liggéey dimbali nu it si moyen boo xam ne daanu si mën liggéey ndax ay jafe-jafe yu métti la nu jànkonteel danoo jóge fii di dajalaatu sunu ay xaalis di boole kenn di dem Ndar di wuti produit bi di indi boole ko ak frais transport bu métti lu nu liggéey presque du nu si am dara kooku it jafe-jafe la si nun amuñu ay baaj amuñu ay paan amuñu ay paaka amuñu dara daal amuñu ko lu nu liggéey keccax yi sax amuñu ko te liggéeyu keccax yi dafa métti ndax da nga war am mat amuloo ko war am saret boo xam ne moo lay jëlal say bagage amuloo ko war am oto boo xam ne moo lay jëlali jën wi Ndar amuloo ko yooyu yëpp a jafe-jafe la si nun marché boo xam ne it bu nu liggéeyee ba pare daanu fa mën jaay kooku it amuñu ko danoo dem ay poto ki ay paal di jaay genn wàll gi da nga koy leble di sa topp genn wàll gi nga delloo siwaat ko fii si dëkk bi yooyu it jafe-jafe la si dëkk bi. amuñu lu nu seppee amuñu dara loo xam ne mën nañ ko jëfandikoo bërigo yaa ngi amuñu lu nu liggéeyee gis ngeen fii ndéef bi la noo jënd di ko liggéeyee baaxul matt la nu war di jënd amuñu njëgu saret yi baaj yaa ngee yëpp a toj baaj yi gis nga benn baax sa sunu maam yi la woon ba tey gisuñu tam ku nu defal ay baaj ñu liggéey bëgg nañ liggéey gis ngeen yii yëpp daanu na bu nu amoon ku nu jàppale daal nu jël ñoo ngi leen kaa ñaan bu nu ma ndéef gaa ngi moom la noo jënd di ko liggéey bërigo yaa ngi xam nga bërigo sax kenn waxu si keccax waaye moom la noo keccax amuñu doole jënd yeneen kii amuñu ko waaw ndéef moom la noo jënd nii saase bi 2000 di ko keccaxe ku nu mën dimbali daal nu jël ñoo ngi suñu siin gaa ngi ak bopp jën yi wooyu moom la noo dajal te bu nu liggéey la danoo tawax ndax moom la noo amee suñu njaboot gi jënd mat tamit jafe na gis nga bërigo yaa ngi ñoo ngi siin gaa ngi siin gi dafa màgg amuñu ku nu jàppale naaj wi la noo toog amuñu dara foo kër goo xam ne mën na si toog di liggéey mbaar mi la noo amoon gis ngir yàlla ak yeneen tabax jàppale nu mbaar moo xam daan si mën toog bu nu liggéeyee ba pare mën ngi daanu na sonk la nu jëndoon defar ka daanu na amuñu doole seng ka wala nu defar ka ba ne. Bon, bonjour tout le monde. Nous sommes ici dans un lieu où il y a un complexe. Le complexe, il y a le lycée de Tassinère et le CM de Tassinère, dont je suis le principal. Mun naa ko wax ci wolof waaw fii dañu ma doon laaj problème yi nga xamante ni moom la ñuy jànkoonteel fii ci établissement bi ci complexe bi. Bon, comme ni ngeen ko xamee CM bi ñu ngi am depuis octobre 2002 bi mu amee octobre 2002 abri provisoire la woon amul woon classe
foyer wu Tassinère moo ko hébergé woon ñuy dem ba yàgg ñu toxu si fii ci école chantier bi bon école chantier bi ni fi ñëwee naa wax benn classe fi nekkoon li fi nekkoon ay dortoir la woon boo xam ne élèves yi ñoo fi nekkoon bon dortoir yi la ñu transformé def ko ay classe moo nekk ni ci penku dortoir yooyu ñu transformé ko def ko ay classe mu nekk CM bi ñu demee conseil régional moo ko financé woon donc mën naa wax ni ba booba kenn tabaxu fi dara ba yàgg ñu dem ba yàgg benn partenaire Jean ñëw tabax fii ñaari classe may ñu ñaari classe ci travers association Gandiol yi fi nekkoon ñu may nu ñaari classe ba yàgg ñu dem ba association Roche aussi may nu ñaari classe CM bi di dox CM boo xam ne mu ngi commencé woon ci ñeent fukki élèves ak ñett muy dem ba yàgg mu àgg si juróom benn téeméeri élèves ñu dem ba élèves yi nga xamante ni dañu fi dugg ba xaw sakkan tuuti ba bu nu defee troisième élèves yi war fi jóge dem Ndar commencé am problème parents d'élèves yi alors day fi daje bu rëy ni léegi dañu bëgg am lycée bi ñu bëggee am lycée ñu bind jaarale ko ministère bi jox leen autorisation ñu ubbi lycée wante bi ñu ubbee lycée tamit moyens yi topp ci ndax taxul ñu tabax lycée bi taxul aussi ñu équiper lycée bi en table banc alors ci loolu la association wu parents d'élèves yi di woon cotiser ba tabax fi ñaari classe yi sax jotul woon àgg bunte yi daan ko xool tuuti ci kanam mooy classe yi la ci ginnaaw bunte yi sax ay 5 la woon alors ñu créé lycée bi léegi nag donc mu nekk collège boo xam ni dafa héberger lycée affaire bi di gën di garaaw ñu dem ba mujj gi ñu jaaxle lool ci élèves yi fu ñu leen di dugal ba am sax élèves yi nga xamante ne doon nañu jàngi ji primaire bi ci Tassinère ci loolu ci la commencé di wut ay partenaires ba yàlla def ñu dajeek ki ñuy wax Benz Enzen ñu waxtaan ak moom mu nangu nu financer à travers association bu mu tuddee Aide Gandiol mu nangu ñu financer ñetti classes yi nekk ci sow mu nekk complexe ak terrain basket terrain handball tabaxal nu ko boo fekk lycée bi at moom la lycée bi commencé moom di fonctionner loolu nekk ndimbal trop ñu dox ci ñaari at ba ren ji ñu commencé am problème encore classe donc suñu problème fi ñu toll nii classe yi doyuñu parce que su ma boolee effectifu collège bi ak effectifu lycée bi day passé junne élèves ñu bëgg leen séddali fukki saal ak ñeent xam nga loolu du doy donc suñu problème numéro 1 mooy manque sa table banc ensuite équipement table banc saal yet équipement bi doyul table banc yi doyuñu élèves yi ni nga leen di gisee nii dañuy toog par ñett ay élèves yu mag lañu doon ay xale dañuy toog par ñett yenn saa sax ñu toog ba par ñeent xam nga classe bu su fekkee ay élèves dañuy toog par ñeent dañu trichante ku ne day xool sa morom li muy def bu boobaa liggéey bi dootul aw yoon ni mu ko war aw yoon donc problème si njëkk donc sa table banc kii la classe la bi ci topp di table banc bon avec aussi fi ñu toll nii ak développement bi ni mu demee école bu mel nii di complexe boo xam ne lycée la ak collège waroon na am lu ñu tuddee salle informatique boo xam ne daañu ko équipé en ordinateur ñu mën am IFI nga xam ni booy daañu mën di naviguer di dugg ci internet dana yokk seen culture ak seen gëstu yi ñu war gëstu loolu amu fi salle informatique aussi amu fi problème yooyu la ñu amoon bu ñu amee problème yooyu biñ ko jooytoo gouvernement bi nag am na circulaire bu jóge ci ministère bu ne léegi dafay teqale collège bi ak lycée bi def lycée bi cycle long maanaam lycée bi commencé 6e ba terminal et CM Tassinère ci boppam dootul amati nu génne ko principal bi nu jox ko beneen collège foofu la ñu toll moom loolu la gis comme solution. waaw élèves yaa ngi di wàcc heure bi ñuy wàcc aussi dañuy arranger rek ndax dañuy xëy ñii dañuy xëy di gont ñii bu ñu xëyee ba wàcc ba midi entre midi ak 2 heures ak 3 heures élèves lycée bi si côté yooyu si boor boo foofu la ñuy jànge entre 15 heures entre 12 heures et 15 heures la ñuy am chance su jàng parce que si la ñuy am salle yu libre waaw looloo tamit moo tax tout le temps salle yi ñu ngi occupé
tout le temps ñu ngi liggéey loolu daal mooy suñu problème yi ñu am bon population bi nag bi ñu dajee ñoom li leen gënaloon mooy ñu bàyyi fi CM bi am nañu terrain entre Mouyut ak Ndiol ñu aménager terrain bi yóbbu fa lycée bi bàyyi fi collège bi loolu moo doon xalaatu dëkk bi wante gouvernement bi le ministère a donné une circulaire comme quoi moom ñu déloger CM bi def cycle long pour le lycée mooy solution bi nga xamante daal pour le moment moom la ñu defal maa ngi gërëm di la sant. yi nga xamante ni Jean Pierre moo ñu ko joxoon ci saal yi si la bokk comme ni ngeen ko gisee nii salle la boo xam ni à peu près 18 table banc moo ci ne ci ay 60 élèves ñoo koy fréquenté donc gis ngeen ni table banc yi manqué wul gis ngeen ni amul sax bureau de professeur yi daanaka ci table élèves yi la ñuy toog waaw loolu aussi tamit ci doléance yi la bokk maanaam bureau professeur yi daanaka amuñu bureau ci table ba kii élèves yi la ñuy toog. daanaka école bi yëpp moom la ñuy fréquenté toilettes yi dañu yàgg ba pare élèves yi dañu bëri ba pratiquement entretien bi est devenu presque impossible bu nu amoon aussi possibilité amaat yeneen toilettes wala ñu réfectionné ko tam dana tax élèves yi gën am motivation pour jàng. Ça c'est réservé aux filles toilettes pour garçons yi ñoo garaaw mais yi sax xaw na tane ko c'est pour les filles toilettes conserve réservé jigéen ñi lañ ko réservé xale yu jigéen yi toilettes yi bent ki nu may immeuble bi moo ko tabax pour jigéen ñi mën di fi suturloo waaw. Les parents d'élèves ont cotisé pour construire ces 2 salles là ils n'ont même pas de fenêtre du moins fenêtre de ce côté là fenêtre yi am nañ ko mais amuñu yi gis nga élèves yi conditions yi la ñoo jànge ci fàngaaral gi gis ngeen ko buntu 5 la. bu ñu jëmee si wàllu école bi xam nga tey problème bi nga xamante ni si école élémentaire bi moo si ëppoon moo doon problème mu état civil mais si fan yii le gouverneur de la région de Saint-Louis jël na si ay matuwaay puisque demandé na IEF yëpp inspecteur de l'enseignement et de la formation yi ñu wax directeur d'école yi nañ leen recaser nañ leen recenser tous les élèves yi nga xamante ni dañu am problème mu papier état civil bu ko defee ñoom état bi mën ko jël ko en charge pour régler ko donc si wàll woowu am nañu yaakaar ni daañu si trouver solution. beneen bi problème bi nga xamante ni tey moo gën a metti si biir Gandiol mooy problème mu lycée bi xam nga lycée bi depuis bi ñu ko créé ba léegi CM bi moo ko abrité woon tey nun li ñu bëggaloon mooy comme lycée bi mairie bi délibéré nañu 2 hectares place boobu ñu am ñu dem tabaxi fa lycée bi bu ko defee lycée bi am këru boppam CM bi mën a continuer mais état bi ñu ko bindee réponse bi ñu jox mooy si planification gouvernement bi mooy 1 lycée par département donc bala ñuy dem bay àgg si 1 lycée par commune dafay jël temps léegi ñoom mesure bi ñu jël mooy def lycée bi cycle long maanaam collège bi à partir de l'année prochaine dootul am lépp lycée lay doon proviseur bi mooy gérer de la 6e à la terminale donc loolu peut-être solution lay doon mais je pense que déplacer problème bi la puisque il faut obligatoirement des salles il faut que ñu am suffisamment de table banc pour mën a régler problème bi de telle sorte que li gën a urgent tey ñu war ko prévoir d'ici la rentrée prochaine mooy fexe au moins nu mën a construire ñaari salle de classe loolu la ñu mën a am pour déwén ñu mën a amoindrir problème yi sinon si ay difficultés rek la ñuy continuer nekk. Gandiol ba tey si wàllu ay yoon xam nga benn tëli la ñu am te laaj na aussi ñu am ay piste puisque booy seet ñii ba liggéey tey dañuy liggéey ba pare mais fu ñu jaarale seen mbay yi pour génne ko c'est un problème donc aussi il faut que loolu ñu xalaat si fexe nu leen jàppale bay mën fi créer ay piste yi fi nekkoon mairie bi ak état bi jàppale ñu ba ñu mën ko liggéeyaat ba mu gën a baax. waaw affaire lampe yi aussi laaj na ñu jàppale ñu si puisque gis nga à chaque fois lampe yi dafay yàqu bu ñu wutee ay ampoule yu bees bu defee 2 jours 3 jours mu coupé puisque diggante lii amee boîte bi nga xamante ni moo amee tasinaire ak pilote gis nañu attanu ko
il faut nécessairement ñu trouver ay moyens te wax na ni bu ñu amee 200 000 francs mu réglé wu bu ko defee pilote am boîte boppam tasner am boîte boppam bu ko defee li lampe ampoule yi doon yàqoo affaire boobu kii puisque sinon rek à chaque fois day continuer de lakk ba pare am na dëkk yu nga xamante ni jusqu'à présent électricité bi àggu fa te xam nga ñàkk électricité moom retardé développement dëkk la donc noom it il faut que ñu jàppale état bi jàppale ñu mairie bi jàppale ñu Gandiolé yi taxaw pour que yeneen dëkk yi si des ñu mën a am électricité puisque électricité day favoriser développement dëkk wàllu ndox mi aussi mairie bi wax nañu ni ñoo ngi am yaakaar puisque le ministre Mansour Faye promettre na ni kii bi ñu liggéey bu bees bi château d'eau bi bu paree problème mu Gandiol lu bare si wàllu ndox dana mën régler wu mais maire bi aussi defoon na ay démarches auprès du président de la commune de Léona bay mu wax ka ni que moom it si dëkk yi nga xamante ni ñoo gën a jóge commune bi Léona dana fexe nu mu leen jàppale bay ñu mën am ndox mais daal il faut que si yooyu yëpp mobilisation Gandiolé yi mu mën si feeñ pour problème yooyu mën a régler wu. Lamine Dieye nekk jaraaf dëkk fi Gandiol di yëngu ci xorom si ñun ñoo fi nekk pour jàppale jigéen ñi ci xorom si jigéen xorom si nag am na jafe-jafe bu métti ndax boo seetee juróomi at xorom yi ñu fi tiboon ba léegi mi ngi fi dara jugee gu fi dara jaru si amuñu marché amuñu fuñ ko jaayee ñàkk pexe rek moo ñu si bàyyi nii ndax bu si jigéen ñi day yëngu foog ñu ñëw taxaw leen pour jàppale leen comme loolu moom lañ fekkoon suñuy maam ba léegi nii ñu mën si taxaw li ñu bëgg nag mooy ku ñu jàppale xorom si mën a jar ndax ñii moom la ñuy yëngu ci lañ yore seen kër yi ci la ñuy doole seen dépense yi te amuñu kenn ku leen si dimbali boobu ba léegi buntu bu ne fëgg nañ ko mu të suñu amoon kuñ si jàppale nag daañu sant yàlla bu baax ñun Gandiol amuñu lu dul xorom ñii nga xam ñi ngi fi gis ñii ñëpp ay jigéen lañu bàyyi seen kër yi fii la ñuy yendu fii la ñuy fanaan 6 heures lañu fiy jóge si ngoon 18 heures lañu fiy jóge te amul leneen lu dul xorom si nag kuñ si jàppale ñu jël ndax loolu rek la ñu am xorom yaa ngi nii boo xoolee nii si gannaaw gel yi am nañ fi juróomi at ñoo ngi nii gis ñu kenn ku ñëw jënd si gis ñu ku ni ñaat te booy seet xoromu Gandiol bokk nañ si xorom bi nga xamante ni moo gën ci xorom yi ci li ñu wax ndax même goitre yi noo wax nii fii Gandiol kenn mësu ko fi am bañ na ko boo ko amee sax boo demee si suñ dex gi ñuy wax njëniw boo jëlee si doñ yi boo ko maccee mu deñ waaw kon nag loolu bénéfice la ci ñun amuñu problème mu yoode ñëw nañu dugal ñu si indi ñu ay machine yu yoode waaye gisuñu ku jënd xorom bi pour mu dem loolu daal suñu problème mooy xorom bi pour mu dem marché daal mooy suñu problème ngeen jàppale si jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum man Yacine Diop maay wax ci xorom si ñun gannaaw yàlla xorom si la ñu am ci sunuy maam ba léegi xorom bu Gandiol la ñu am xorom yii am na juróomi at yenn saa yi am na yoo xam ne am na juróom-benni at gisuñu ko jënd indil nañu machine yoode waaye machine yoode bi ñu indil mënuñu ci liggéey ndax amuñu bu nu ko ci liggéey amuñu fu nu ko jaayee léegi daal ku nu jàppale ci xorom si la ñu bëgg ndax suñu xëyee ñun ñëpp ñoo ngi ci xorom si ñun jigéen ñi di ci liggéey te mënuñ ci am lu ñu def ci suñu kër yi xam nga kooku loolu coono la te jigéen nag bu dee sonn dafa war am ku ko jàppale te amuñu ku ñu jàppale nun daal bëgg nañu ku ñu jàppale ci xorom si ndax gannaaw yàlla nu am ci lu ñu dimbale ci lu ñu jàpp ci sunu kër yi ak sunu njaboot ndax bu ñu xëyee boobu ba tey tibba bi metti na séddale bi metti na gisuñu kenn ku ñu ko jaay nu ko fee fii di jënd ay baas di ci def ren ba déwoon moom ay juróomi at gisuñu ku ko jënd loolu metti na ci nun daal ku ñu jàppale daal gannaaw yàlla daal si xorom si moom la ñu bëgg wasalaam. waaw tudd Tidiane Dia dëkk fii si Ndiabène Gandiol di conseiller si commune bu Ndiabène Gandiol amoon mbégte loolu taxaw fi tey jii di waxtaan si jafe-jafe yi nga xam ni moom la commune bu Ndiabène Gandiol gépp di dund mu ne commune bu Ndiabène Gandiol nag di ko tàmbalee hôtel Méridien ba Djiring Mbao jaaraale ay ndëggoog ci ñoor ak Gantour rek maanaam ñaar fukki village ak juróom-ñeent yi nga xam ni ñoom ñoo composé commune bu Ndiabène Gandiol yëpp jafe-jafe yi ñuy dund parce que contrairement ak ni ko ñu bare yaakaare dañu jàpp ni xëy na Gandiol bare na ressource
loolu lañ jàpp mais man damay gis ni néew leen nañu ay ressources xëy na am nañu ressources humaines boo xam ne li ci ëpp newuñu fi mais si wàllu koom daal dañu gis ni dëkk bi des na lu bare wàllu infrastructure aussi muy si wàllum njàng mi wàllum santé wàllum goo mënti jël booy xool Gandiol daf si manqué lu bëree bëri ba tax na bu ñu taxawee fii nii di lim jafe-jafe yi xëy na du jeex mais ñu jukki si yenn yi nga xam ne xam nañ ko kenn ku si nekk xam na ni Gandiol dëkkum mbay la ak sàmm xëy na ak dëkkum napp mais kenn ku si nekk xam na ni tamit dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe si wàllu mbay mi ndaxte ba phénomène u bël bi amee ba léegi mu leer que ni genn wàll tool yu bari yu gars yi doon liggéeyee suuf sa weex na ndox mi neexatul mbay mi demeetul ni mu doon demee te moyens yi vraiment ça fait défaut si wàllu mbay mi aussi booy xool pratiquement xëy na léegi ñoo ngi góorgóorlu sax mais li ëpp si ñi ko fiy pratiquer maanaam dañu manqué ay formation donc si wàllu googu noonu bu ñu amoon ay centre de formation yoo xam ne dinañ fay mën a jàngal ndaw ñi les nouvelles techniques de l'agriculture jàngal leen xeetu xarala yu bees yu ñuy jëfandikoo pour mbay mi gën a ñoŋ ak yooyu loolu aussi dina baax si wàllu infrastructure yi booy xool daanaka Gandiol dëgg la léegi dañuy sant yàlla am nañu ñaari CM ak benn lycée mais booy xool ba léegi lycée bi mënaguñu génn fi nga xam ne fii lañ leen kii woon muy fi CM bi nekk nga xam ne CM bi ñoo leen xajaloon ñu nekk si ay problème yu métti parce que amuñu salle de classe yu doy amuñu table banc yu doy wax dëgg yàlla matériel bu bare bi nga xam ni moom la école yu moderne yi di am booy seet daanaka amuñu ko donc loolu aussi problème la si wàllu santé bi moom dama yaakaar ne dafa mel na dañ ñoo fàtte parce que depuis Mathusalem benn poste de santé bii nekk Tassinère moo fi nekk te boo xool boo fa demee sa yaram dafay sa xol dafay jeex tak ndax amul dara loo xam ne am na fa daanaka garab yu doy sax mënuñu ko am pour jël malade yi en charge mi nga xam ni ñoom lañ ko war a jël rawatina nag bi nga xam ne benn jigéen kese moom moo fa nekk bëgg assurer liggéey bi sinon am na quelques jigéen ñoo xam ne ñoom ñoo fa nekk di ko jàppale mais imaginez benn centre de santé pour benn dëkk boo xam ni ça fait plus de 25 000 personnes wax dëgg yàlla ñaari jigéen dong nekk fa wala ñett loolu problème la mais waxuma la dara lal yu baax doo fa fekk daanaka daal dafa nekk tout centre de santé noonu rek mais lépp loo xam ni centre de santé war na am dara amu ko fi sinon am na ay case de santé yi kenn ku si nekk xam na lu yàlla xam doy na donc wàllu santé moom Gandiol da cee desaat gannaaw bu baax a baax pour loolu nag ñuy lancer appel les autorités yi nga xam ne ñoom ñoo amee la santé rawatina ak tamit doomu Gandiol yi nga xam ne nag wax dëgg yàlla ñoo ngi si biir ak si diaspora bi pour que ñu gestu Gandiol aussi si wàllu googu noonu. maa ngi tudd Isabelle Dominique Coly sage-femme d'État nekk responsable poste de santé Tassinère ci Ndiébène Gandiol ci commune Ndiébène Gandiol donc suñu bëggee wax jafe-jafe yoo xamante ne dispensaire bi da koy jànkonteel jafe-jafe bi ci gën a rëy xëy na moom mooy màggetaayu poste de santé bi ndax locaux yi dañu màgget depuis des années bu ñu ko fi nekkee dernière réhabilitation bi foog naa 97 la woon foog naa ak ICP bi fi nekkoon donc loolu mooy jafe-jafe bi gën suñu mënoon réhabiliter poste bi ba nga xamante ne mën na gën a nekk ci norme parce que am na ay bureau yoo xamante ne dañ fa war a def ndox mais ak tabax bi ndox mi mënu fa yegg beneen jafe-jafe peut-être mooy poste de santé bi dafa nekk poste de santé bu nekk ci zone boo xamante ne dafa rëy Ndiébène Gandiol yépp te personnel am biñ fi amoon dañ ko affecté donc mu nekkoon personnel infirmier nga xamante ne moom moo doon faj góor ñeek xale yi ak ñoo xamante ne dañuy feebar lépp loo xamante ne du wàllu jigéen donc depuis janvier ba léegi amuñu boobu personnel donc ça veut dire que benn personnel rek moo fi ne
muy sage-femme bi di ngarale ñi affaire jigéen ak consultation yi donc loolu non seulement day wàññi efficacité wu liggéey bi mais tamit day wàññi rendement wu poste bi parce que benn nit nu muy fonctionner ak ñaari nit bokkul beneen bi peut-être loo xamante ne mën nañ ko tamit boole mooy peut-être gratuité garab yi xale yi nga xamante ne dañuy soxla léegi ci comme on dit couverture maladie universelle dañuy soxla tout le temps garab te garab yi dañ koy maye donc peut-être suñu mënoon ab appui dans ci garab yi pour mën a faciliter accès médicaments yi aux enfants de moins de 5 ans dina ci doon baax. À part ça dans toute structure tout le temps dañuy soxla matériel moom matériel bureautique pour améliorer accueil personnel bi pour améliorer accueil population bi ak yooyu. ñoo ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant man maa ngi nekk ci poste santé bu Tassinère nekk fa ASC bu nu sañoon daal ñu gis suñu bopp ci li ñuy liggéey ba pare tamit suñu matérielu salle de soins bara yu bare amatuñu ko nii te suñu sañoon ñu équiper nu ko ci matériel bi ñun ñii tamit ñu ñuy jox ndàmpaay boo xam te ne dana tax nu man fee toog ndax bis bi ñu leen fii toog wàcc suñu ay njaboot bàyyi suñu kër te la yàlla xam doy na la nga fay am daal boo sañoon mu mën la dindi ci ay kii soxla yu bare xam naa mënu dindi yëpp sax mu am lu mu ci wàññi rek bu ñu sañoon am ko ak équipement bi ak ay matériel ndax parce que pince yi ñu am yëpp yi si bare ñoo ngi yàqu suñu sañoon daal nu wutal nu matériel yoo xamante ni équipé nu salle de soins daal ba nu am matériel yu ñu gën a mën a liggéey. saani dara am ci yëpp jeex na ci saal bi la bokk dégg nga amuñu ay pince amuñu dara yu fi nekk yëpp yu màggat la yu yàgg yi fi nekkoon ba léegi si léegi gisuñ ko noonu table yaa ngi nii naka ba gis nga benn table accouchement lañ fi yor benn berceau lii lañ fi yore amuñu bassin bi benn la léegi soo amee ñaari malade doo xam léegi da ngay obligé da ngay gaawante kenn ki day accoucher noonu rek ci kaw kéem ba pare nga soog ko dindi def rek ci des loolu du yoon kenn ku ne da nga ndax comme affaire fer bi si daay yi ñuy wax ak yooyu man kenn warul la bokk ak sama morom bassin bokk ak sama morom suñu sañoon daal ñu dimbali ñu ci affaire maternité bi. salaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu ku nekk ak sa tur sa sant man maa ngi tudd Ndeye Michel Ndiaye sage-femme Tassinère ñun maa fas yéene woon wax ak yéen ci jafe-jafe yi population bi ak ñun poste de santé bi lañ am fii rek suñu jafe-jafe bu njëkk mooy boîte d'accouchement loolu dañ koy soxla yenn saay parce que accouchement yi fii bari na mais dañ dul am assez de matériel. tamit gardien pour suñu sécurité parce que fii ay jigéen rek ñoo fi nekk te instant bu ne dañuy génn dañuy am malade dañ koy soxla tamit pour suñu sécurité soxla ñu tamit ku ñu defaraatal poste de santé bi peinture dañ koy soxla bu ñu amee ay fleurs yu ñu fi defaral tamit baax na parce que tamit pour environnement bi la je pense que loolu moom président Macky Sall sax moom moo ngi ciy dox. ambulance tamit dañ leen ko soxla pour évacuation parfois dañuy am malade yoo xam ne dañ leen évacuer sur Saint-Louis mais duñu am daal lu ñu ko liiwee dañuy obligé sax wut taxi fay ko prix bu cher pour mu mën a dem Saint-Louis te instant bu ne dañuy am malade parfois doo am taxi boo xam ne mën na la ko yóbbul à temps daal. lumière bi tamit des na aussi am na côté yoo xam ne ci poste de santé bi amul lumière te heure bu ne nañuy jóg. salle d'accouchement bi tamit benn table rek nañ am parfois dañuy am ñaari malade parfois ñetti malade ci journée bi wala ci en même temps femme bi ñëw di accoucher dañuy am problème am na ñoo xam ne sax beneen côté bi nañ leen di tëral pour def accouchement bi te loolu tamit c'est un peu difficile. suite de couche bi tamit c'est pareil am nañ lal mais amuñu matelas loolu tamit day xaw a metti ci suñu liggéey bëggoon nañ rek ngeen jàppale ñu ci bu baax ñoo ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. dispensaire bi moom bi ci gën a urgent actuellement nii
te moo dolli yeneen problème yi sax mooy problème infirmier bi parce que am na dàmm bu ñu fi indi woon mais yàggu fi da nga ko mujj affecté yóbbu ko hôpital Saint-Louis mais jusqu'à présent kenn affecté mu beneen infirmier ça fait presque 2 mois dispensaire bi amul infirmier te loolu aussi day impacté ci gestion wu dispensaire bi dafa indi yeneen problème parce que dispensaire bi aussi dafa bëri charge day fay femme de ménage yi day fay aussi pharmacien bi day fay aussi yeneen vendeuse ticket yi nga xam moo nekk donc charge yi bu fekkee dafa bëri te nit ñi fréquenté wuñ dispensaire ndax amul infirmier boobaa aussi recette day xaw faible léegi bu recette di faible aussi duñu mën a fay seen employé te loolu aussi ça pose problème moo tax aussi de temps en temps tu passes nga regarder pharmacie bi donc vraiment garab sax doo ko gis donc benn kii nañ ci am mooy maire bi ñu xam nañ aussi compétence transférée c'est la mairie qui devient en chargé donc pour ñu jot même si subvention maire bi ñëw pour ñëw si dispensaire bi day difficile donc dañuy daw ba sonn pour ñu jot ci problème te bu ñëwee aussi buñ ko si dugalaatee quelques jours lay def après boo fa jaaree te da ngay mel ni subvention jaar donc loolu mooy problème bi nga xam te moom moo jëkk donc deuxième problème mooy plateau technique bi parce que dispensaire tey pour nga gis benn ciseau bu baax wala nga gis ay gants wala nga fekk fi aussi coton sax problème donc infirmier kii bi fi nekk sage-femme bi Elisa moo fi nekk actuellement bien qu'il est en train de faire un travail excellent mais aussi bu fekkee plateau technique baaxul pour yow nga liggéey sax problème la da ngay mujj évacuer yenn nit ñi à Saint-Louis donc pour nga évacuer nit aussi amul ambulance donc ambulance bi fi nekkoon ci néew bon dañ ko mujj jaay parce que aussi dafa am benn affaire bi ci xew ñaari malade la fi mos a yëpp yóbbu leen Saint-Louis donc ñu décédé mujj gi mu nekk un mythe donc même patient yi boo leen waxee sax dañ la non ambulance boo ko jëlee da ngay dee donc puisque aussi malade nangootuñu jël ambulance on est obligé ñu jaay ko donc bu ñu ko jaayee un peu d'argent bi ñu am na moom mujj injecté ci pharmacie au moins mu continuer aussi di fonctionner donc loolu aussi problème la te et puis population bi aussi dañu xaw a seetaan quoi bien que am na benn comité de santé mais comité de santé bi bon mën naa wax ni bon amul benn relation ak population bi actuellement nii donc gën nañu woote assemblée générale bon ñu si bëree xamuñu exactement lu xew te ñoom aussi loolu seen rôle la woon ñoo waroon fu ñu toll di informer population bi parce que population bi dafa war a jege dispensaire bi parce que loolu aussi moo mën a wàññi problème bi donc loolu aussi bëgg nañ aussi ñu taxaw parce que loolu population bi rek moo ko mën a saafara bien que gars yi def na si ay démarches yu bëri donc actuellement nii sous-préfet yëg na ko donc chef district sanitaire de Saint-Louis yëg na ko mais jusqu'à présent dafa mel ni ñoom dañ ko bloqué wala soit ñu dëgg seen tànk donc ñun ñu toog au niveau de Gandiol de souffrir amul benn infirmier bu fa nekk loolu aussi c'est un problème donc actuellement nii li si solution mooy daar ñu affecté au niveau du dispensaire benn infirmier jéem au moins avoir un peu d'argent pour changer le plateau technique jéem aussi renforcer aussi les capacités de la pharmacie parce que pharmacie pratiquement amul te beneen problème aussi def si ñëw muy couverture maladie universelle les moins de 5 ans pratiquement boo demee dispensaire ñoom nga fay gis ak seen yaay ñoom lañ ànd ak seen yaay di fa ñëw pourquoi parce que on les offre les médicaments gratuitement état bi moo koy fay donc ticket aussi gratuitement la donc état bien sûr dina fay mais bala muy fay c'est trop tard da ngay daw sa gannaaw xaalis des fois avance benn avance la lay defal nga jënd garab def si pharmacie bi donc à la fin leneen li bala nga koy jot ça dure day yàgg te loolu aussi dispensaire bi du ko attan avec ces charges tout cela donc mën nañ xalaat ni aussi si fayit rek la jëmal donc loolu moom benn problème la rek si problème yi nga xam te ni Gandiol am nag y en a d'autres yoo xam te ni aussi il faut que la population daje si jéem si waxtaan jéem si au moins dugal seen loxo bu ñu ko deful aussi pertement lay doon rek. comme gannaaw nañu yow si tur waa Gandiol ñëpp li tax na taxaw fi nag di wax du lenn lu dul jafe-jafe Gandiol jafe-jafe Gandiol nag bare na kenn mënu ko wax lépp waaye am na si ñoo xamante ñoo gën taxaw li gën taxaw mooy lan moo di suñu dëkk bii di Mouride Gandiol ba di Mouride ak li ko wër yëpp dëkk yi ko wër yëpp am na loo xam ne sonn nañu lool ñëpp ko bokk jooy mu di dëkk yi nekk si Gandiol mooy lan mooy càcc gi nekk fii càcc jur gi càcc biti gi surtout càcc jur gi nga xamante duñu jël mukk ñaari fan ci ñëwnu am dëkk am kër gu ñu toj dugg fa jël la fa nekkoon ba kenn mënatul yar ba biig moo si mujj am na si suñu benn dëkkandoo bu nekk fii ba nga xam ne duñu dëkk fëgg ko bay dafa def mujj di yuuxu def sifflet waaye ñun lànk ni duñu génn daanaka duna def affaire sifflet li si des moo di ni ñun waa Gandiol ku ne xam ne am dara lu mbéyum soble Gandiol mbéyum soble bi macha allah ñu ngi siy def leen si man ah yoon waa ngi nii ku ne gis na yoonu Gandiol bi ku doon mi nga jam fii si Ndiabène ak Tassinère diggante Tassinère
bay bala ngay dem Potou yoon wi nekk na yoon nga xamante yoon rang-rang bu fekkoon ne fa rek na rang-rang bu baax sax nu mën ko waaye rang-rang bu nga xamante dara mën surtout bu demee ba heure nawet benn camion du nangu dugg si ndax bu fi dugg fi des doo mën dem ba sa patron doon nangu bàyyi nga dugg Gandiol loolu war nañu si jàppale. tool yi dafa enclavé war na am ay route de piste de production yu nga xamante ni dañuy dem ba si tool yi ndax soble bi ñoree pour lu ko génne indi ko ba fii pour ñu mën ko yëpp fi mu dem Dakar jafe-jafe la ndax fi mu nekk ay saret doo nga fi nekk yu nga xamante ni saret dafay duñu si néew doole ndax su Gandiol dafa bari suuf fas yi duñu si néew doole pour dem di indi jële soble bi si tool pour indi ko fii si garage bi pour ñu yóbbu ko bi si des mooy magasin bu ñuy def stocké suñu soble yi suñu place bii nga xamante ni mi ngi nii soble bi bu ñoree amuñu fenn fu ñu ko denc lu fii ñu koy def si naaj képp ku ñëw Gandiol gi daa doy dem boori Potou fii ngay romb suñu soble bi si mbaar mi mu nekk fu nga xam ne soble bi ay saako yi si rek nañu see sàng bu ko defee soble bi dootul mën am garantie pour yàgg fi loolu war nañu si jàppale. loolu daal lu nga jafe-jafe yooyu moom mi nekk yu nga xam ne jafe-jafe yu ñu gën kii daal am na yeneen yi nga xam ne du jeex yu nga xamante ne bu ma fekkoon tey mbooloo mépp dul taxaw fii defe naan dana gën a yaatu waaye lii yaakaar naa mooy li nga xam ne moom gën daal am lu nga xam ne jooy nañ ko. bi si des itam nan ñu dimbali itam si affaire soble bi ak engrais bi jiwu bi nan ñu ñaan bu fekkente itam ñaanuñu waaye ñu subventionné ko ba mu mën yomb si ñun mu di jiwu bi mu di engrais bi. muy liquide bi nga xam ne moom la ñu def si tool yi yooyu jiw du ñaan gouvernement bi ñu defal ñu ko ñu subventionné ko ba mu yomb si ñun ndax baadoolo itam wax dëgg yàlla neexul ji. am nañu léegi ku fi nekk ku nga xamante infirmier d'état bi am nañu ko mi ngi si dispensaire mais sage-femme bi boppam bi nga xamante moom dafa war di fanaan ndax fu nekk la jigéen ku ne xam ne bu toll diggante heure bu nekk lay woote surtout ñu sepp bëri guddi nu fi ñëw te sage-femme bi amul nekk pour fanaan si poste de santé bi case de santé bi poste de santé bi du moins si poste de santé bi bay tax na bëggoon nañu loolu itam nu seet nu si jàppale bay defal na fi benn logement ba nga xamante ni sage-femme bi fi lay fanaan. danaa ci sànni ay kàddu tant que chef de village waaye ñun bu ñu dee wax ñu ngi wax ci gouvernement ak lu nga xam ni moom la ñu war di urgence télé bi ak gendarmerie boo xam ne bii moom la ñu moo ñoo dimbali pour sàcc yi bàyyinu wala bu ñu nu bàyyiwul it moo ñu wàññiku loolu daal moom laa ci doon wax ci kaddu loo xam ne li maa ngi koy wax ci turu chef de village yi ñu dimbali ñu ci télé bi mooy urgence bi ak gendarmerie bi li ci des nag wax ñi jëkk wax nañu ko loolu daal laa ci amoon ci kaddu yu may sànni di ko interpellé président de la république ak gouvernement bi yëpp ñu dimbali ñu Gandiol bala nawet bee ñëw ñu defaral ñu suñ télé bi defaral ñu fi gendarmerie ndax sàcc yi bàyyinu asalaam. yàlla jëli ci nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam man maa ngi tudd Marème Sakho may matron bi nekk case de santé muy Gandiol maa ngi fi nekk depuis 2004 nag laa fi ñëw waaye boobu ba tey nag li ma gis daal avancement daal laa gis ndax bi may dogaa ñëw ak léegi bokkul. ba ma ñëwee barewul na ay jafe-jafe mais loo gis danga koy muñ waaye fi ñu toll léegi daal ak alhamdulilah daal ñu ngi sant yàlla daal am nañu am partenaires yoo xam ni ñoo ñëw ñoo ñu defaral case bi ñu équipé ñu defal ñu yëpp fi mu nekk daal actuellement suñu problème daal moom moo di motivation rek mooy suñu problème pour suñu maire yi mënoon jàppale di ñu motiver ndax liggéey bi nag mun fa xaw a metti moom man ko liggéey kaa dafa xaw a metti loolu daal moom motivation daal mooy sunu problème actuellement waaye ñu ngi sant yàlla bu baax am benn problème matériel am na may nga matériel am na bu ñu mënoon doole ay lal tamit lal soxla nañu lal dolli ñu chaise loolu daal laa gis waaye daal ak motivation bi daal waaw motivation bi daal moom moo des loolu rek ku ñu ci dimbali woon rek waaye amul benn problème dëgg yàlla ñu sant yàlla bu baax dina sant